19h ak ay simili yu teg di leen baalu ci yéexte gi nga xamante ni indépendant de notre volonté nu ñu koy waxee saa su heure bi jotee soir d'info ci pàcc bu njëkk bi ñu war a dalal Mamadou Mbaye Tamba moom mooy coordonnateur G20 tey gis ngeen ne G20 dañoo paralyser yenn ci école yi ngir ñaxtu ci liberté individuelle yu ne vraiment dañu ko salfaañee ci réew mi dinañ ci dikkaat ndax dañoo jàpp kenn si ñoom di dàmbo ci xibaar yu ñu mën di jot mooy ne bàyyi nañ ko mu ñibbi këram dinañ wax itam ci Covid 19 bi fu mu toll ci biir l'école yi mi ngi fay lëmbe naka noonu li nga xamante ni moom mooy vaccin yi ak yeneen ak le coordonnateur du G20 du Mamadou Mbaye Tamba léegi dañuy dalal ki nga xamante ni mooy honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Bara Mbacké maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Bara Dolly la wala Bara Mbacké. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sëñ Bara Dolly mooy suñu papa mais Cheikh Abdou Mbacké la ñu tudd. maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte ci jàkkaarloo ak yow di nuyu sama xarit Pape Djibril yow yaay vice-président commission des lois bu assemblée nationale du coordonnateur Bokk Gis Gis ca Mbacké. oui man maay vice-président commission de loi bu assemblée nationale nekk coordonnateur Bokk Gis Gis département de Mbacké nekk secrétariat national nekk membre comité directeur. waaye léegi nag ñoo pare ngeen seen liggéey plénière bi yëkkati na l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ñi ngi doon xaar tey jii ñu convoqué ko waaye nee nañu assemblée nationale moo ko bloqué. waaw loolu nga wax noonu la demee rek ku ne xam na ni fan yii yëpp ñu ngi woon ci mbirum Ousmane Sonko ba léegi nii sax jeexagul. ndax assemblée nationale ku ne xam na ni juge bi moom moo ko yónnee woon lettre pour ñu dindi mbalaanu kiiraay Ousmane Sonko. bi nga xamante ni yónnee na ko li ko règlement intérieur assemblée nationale waxee ci article 52 bi ni fukki membre la ak ñi benn. fukki membre yi benn matoon na. tàmbaloon na liggéey bi dem ba si biir am na ñaar ñu manqué léegi loolu lépp après xam naa dañ si dugg après bi ñu manqué ni ko xamante ni noonu la ko règlement intérieur bi waxee encore ci article 40 bi waroon nañ ko remplacer wuñ leen ñoom ñu continuer seen liggéey ba kar ñu koy jébal plénière ñu ko jébalee plénière tamit ku ne gis na situation bi am plénière ba nga xamante ni tey am na si loo xam ne violé na ko muy règlement intérieur assemblée ndax pour que assemblée nationale nekk huis clos dafay nekk loo xamante ni bureau bi ñoom ñoo war a daje te loolu jot a am. kan moo décidé huis clos bi bon peut-être que ñoom ñoo ko décidé woon ndax bi nga xamante ni ñi ngi def vote bitse bi defoon na ni huis clos bi ci vote bitse bi mais vote bitse bi comme jeexoon na loolu foofu la yemoon mais ñoom dañoo continuer ndax dafa amoon ñaar yoo xam ne dañu ko defoon benn bi dañu woon léegi nañu def huis clos pour que après wàññi député yi nga xamante ni tey boo xoolee loi de finances yi 40 personnes ñoo doon ñëw mais bii nii 130 personnes ñoo fa nekkoon kon xam nga déjà loolu respecté wuñ mesures barrières yi nga xam moom lañ doon wax kon xam na ni mbirum politique la moo tax ñu woon seen député yëpp ñëw leen ndax bu ngeen yëkkatee ñu wax ni nombre bi bari wote nan ngir ko jéem ko gonfale loolu lii moo leen gënoon a ñor ci vote budget bi loolu moo tax 98 yoo xamante ni nekkoon nañ fa wote te déjà am na ñeneen ñoo xam dañoo wote maam dañoo gënoon bi ñu waxee pare sa jot ñu woon a fekki wote bi nga xamante ni wote nañ ko ñun bi ñuy wote ku ne xam na ni bi ñu defee li nga xam mooy la ñu yoon may ci article 74 bi règlement intérieur assemblée nationale mooy li nga xamante ni mooy question préalable sama benn collègue Moustapha Guirassy moo ko yëkkati woon ndax loolu lépp dañ see waxtaan na xamoon na ni du ñu am chance comme ni ko règlement bi tënkee pour que ñu bari wax mais chaque jour que rek bu fekkente ni am na foo xam ne tënk nañ la fa am na foo xam ne mën nga faa jaar pour li nga bëgg nga am ko ku ne xam ne yaa ngi doon dégg ba mu naan la président il faut ñu lire rapport ndax rapport dafa bari ay fautes yoo xamante ni ndaw si sax ni nga xam moom la tudd dëgg-dëgg bind ñu ko ci biir rapport bi mu ni fii amul kenn koo xamante ni dana fi nekk di corriger ay fautes yooyu bind rapport bi ñoom ñoo ko bind mais turu Adji Sarr sax xamuñu ko bu baax nin bind Adji Sarr bind bokkul ak li ne ci carte d'identité am loolu lépp mu di yoo xamante ni lu xaw a doy waar la procédure bi ci commencement bi ba ci fin bi mu am ay jafe-jafe léegi nag wote nañ ko bon bi ñu ko wotee ba pare nag ku ne xam ne dafa am loo xamante ni ndax du procédure loi bu doon procédure loi tey kon li nga xam ne moom la ko yoon maye ci règlement intérieur am nga sañ-sañu nga dem attaque ko fi nga xamante ni mooy cour suprême wala conseil constitutionnel mais lii dafa nekk loo xamante ni acte d'administration léegi nag li nga xamante ni comme assemblée dafa délibéré bu délibéré ñun li man mooy attaque ko conseil constitutionnel léegi nag loolu pour nga attaque ko dafa am ay nombre de signatures ak tale boo xam moom la lay may am na sama xarit boo xamante ni la Moustapha Guirassy comme honorable député mi ngi ci liggéey incha allah demee daan déposé li nga xamante ni mooy attaque bi mu ko war a attaqué ci conseil constitutionnel ndax may nañu ba mercredi gën ngaa niw daan am fukki député ak juróom-ñaar pour mën ko attaqué voilà lu tax ngeen bëgg attaqué waaw xam nga tax ñu bëgg attaqué mooy benn ku ne xam na ni tey commission ad hoc bi ni nga xamante ni tey noonu la ko yoon waxee bu fekkente ni da ngaa démissionné dañ laa war a remplacer ndax article 40 bi dafa leeral biir bi article 40 bi boo ko liiree ci règlement intérieur assemblée nationale
daf lay leeral ni la tey commission bi am na noo xamante noonu la ko tëggee mu demaat si article 34 bi pour leeral ko ñëw si 52 pour gën ko compléter kon am na si loo xamante ni ñun bu fekkente ni am na tey ji yoon may ñun ni bu fekkente ni da ngaa bokk si commission boo démissionné dañoo war a tàmbaliwaat liggéey bi comme déposé la démission ñu continuer waat jëlaat ñeneen ñoo xam ne dañ leen remplacer ñoo ñu war remplacer nag dañuy laaj ki nga xamante ni mooy président groupe bi wala ci groupe bi nga xamante ci la ñu bokk ndax ku ne gis na ni am na si tey jii ay commission yoo xam ay ni démission nañ si mais dañu leen a remplacer pour ñu mën a continuer seen liggéey te boo jëlee si chapitre numéro 10 ci règlement intérieur assemblée bi fa lañ tënk commission yëpp muy commission ad hoc muy commission enquête parlementaire muy commission yi nga xamante ni dañoo nekk permanent muy commission yu bari yi mais ku ne xam na ni foofu la mu wax mooy kenn ku nekk ci commission yooyu am nga sañ-sañu déglu ki nga xamante ni tey moom la mbir mi concerne ak ñeneen ñi nekk ci biir mais ñoom dañoo bëgg rek sukkandiku ci 52 wane ni mel na Ousmane Sonko kese lañu war a déglu waruñoo déglu ñeneen ñi nga xamante ni moo nekk ci est-ce que tey est-ce que tey ngir justice mën a def liggéeyam jaarale ko xëy na ci gendarmerie li ma bëgg a wax mooy pour Ousmane Sonko tey jii ñu mën a jëfandikoo doole ngir jëli ko mooy mandat d'amener. Est-ce que loolu pour mu mën a am faw ñu xaar ba ngeen épuiser voie de recours yëpp ba pare ngir loolu mën a nekk. waaw loolu il faut mu am xam nga léegi bu fekkente ni rek dugal nga ma am recours. maanaam li nga xam mooy loi bi wala li nga xam mooy délibération assemblée nationale. dafay nekk stand-by. action bi dañ koy arrêté. action bi dañ ko arrêté. fi ñu toll nii des fois ñu dugal recours bi. Ousmane Sonko ba tey kenn bindeegul mbalaa ñu kër ndax valable agul. ndax mi ngi ci yoon. bu nee ba nga xamante ne délai bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel mooy 1 mois bu demee ba ëpp si nag su boobaa après dañuy xam ne bu fekk mu jox ñu dëgg wala moom mu bañ ñoo jox dëgg su boobaa li nga xamante ne mooy délivré bi nga xamante ensemble délivré na ko. dafay daal di mais seen recours bi ñaata temps la à partir de vendredi ba léegi. à partir de vendredi ba mercredi. ba mercredi lay jëm waaw mercredi lay yem. bu ngeen déposé wul mercredi nul na. nul na waaw c'est terminé. En tout cas Ousmane Sonko nee na moom reconnaître wul sax dara ba tax na. waaw xam nga loolu ku nekk am nga si sañ-sañ ndax bu fekkente ni tey yow da nga yore règlement intérieur ensemble nga nekk député am loo xamante ni moom la lu yoon may. déjà ñu njëkk ko violé ci li nga xamante ni mooy convocation bi nga xamante ni moom la convoqué bu gendarmerie tey ay nit démissionné ci commission bi nga xamante ni moo la war a déglu da nga xamante ni bu ñu ko jaarle woon yow am nga sañ-sañ ak yéen a ñëw déglu ki nga xam moo lay défendre waroon na may ñëw déglu jaarle woon ko noonu ndax bi ay nit démissionné rek automatiquement ñoom ñu continuer dañu ko war a remplir ndax bu ñu mentionné tey bu fekkoon tey ñu nekk ci commission bi yëpp démissionné léegi nan la commission bi liggéeyee kon am na yoo xamante ni jàpp naa ni wax ko sax fooyee askan wi la mooy ay nit ñu ngi fi ay député lan député yi ça fait 165 députés yoon dafa wax ni commission ad hoc bi maanaam du nekk impair fukk ak benn lay doon doo gis mukk maanaam mu nekk fukk ak ñaar wala mu nekk fukk kese yam si dafa war a nekk fukk ak benn loolu la règlement intérieur ensemble wax fukk ak benn yooyu noonu juróom-ñett yi ñooy jóge ci majorité ñaar yi mooy jóge ci groupe parlementaire benn opposition benn bi mooy jóge ci non inscrit noonu la ko bindee léegi bu fekkente ne am na ñaar ñoo xam dañoo démissionné kenn ki nekk ci groupe parlementaire liberté et démocratie kenn ki nekk ci non inscrit li nga xamante ni mooy yoon la mu waxoon mooy il faut que ñu remplace leen continuer seen liggéey mais loolu comme defuñu ko nag moom dafay jàpp ni commission bi dafa nekk en validité boo xamante ni matul kon li mu délivré du valable loolu moo tax mu am sañ-sañ wax loolu léegi nag ñu ku nekk am nga noo ko gisee voilà. démb dafa mel ni yow seeti woon nga soxna yi nga xam ne Pastef la ñu bokk ñu teg leen loxo ci commissariat bu Jëppal noo leen fa gis. waaw seeti naa leen bi ma demee gis naa leen waxtaan na ma ak ñoom muy soxna yu gëm yàlla. noo leen fekkee maam li ma leen fekkee nag wax dëgg yàlla metti na ndax Sénégal fi ñu toll man jàppoon naa ni du ñu toroxal jigéen mais démb bi ma demee fi ma leen fekk ñu tër leen ci karo yi ci suuf. lu mat ñaar fukk presque jigéen ñi. kon ba ñu fa nekkee ba tey ci karo yi lañ nekk ci ay karo la nekk fa lañ tëdd lu mat ñaar fukk ñu day leen foofu noonu ci benn kaaf bu ndaw motu sax 2 mètres yaakaar naa loolu humiliation la. loolu nag lu ñaaw la ci réew mi. kon jàpp naa ni jigéen ñi mérituwuñ loolu. ndax jigéen ku ne xam na ni dafa am cër boo xam ne moom la ko war a jox mais bu fekkente ni da nga jël tey jii mbooloo mu toll noonu nga day leen ci benn béréb. te ñu da ngay xeexu mbas ba pare maanaam joxoo leen maanaam yenn jumtukaay ak yoo xamante danga si man sax suturlawu ñoo xamante ne bàyyi nañ seen i doom bàyyi nañ seen i jëkkër nga tër leen si karo yaakaar naa loolu jëfin wu ñaaw la wax naan li mu doon wax naan maanaam torture mi nga am ci police ak gendarme yi police man teg naa sama bët démb gis naa ni ña fa nekk dañ leen a torture ndax fi ñu leen tëral waruñu fa tëral nit ku yiw. lan lañ la wax ne la loolu lañ leen defee waaw xam nga li leen wax ne ñoom la leen téye bon nit ku nekk am nga sañ-sañu
wax sa xalaat ndax aussi il faut ñu xam ni nit ñi dañoo am ay liberté yoo xam constitution bi moo ñu ko may gis nga constitution bi boo gisee sax maanaam ñu waxoon ni bu ñu sensé loi 69 bi lu mel ni la si doon xool ndax man jàppoon naa ni nit ku nekk dafa am liberté si constitution boo xamante ni boo jëlee article 2 bi ni si constitution bi daf la ko jox kon il faut que ñu respecte liberté doomu aadama yooyu noonu bu fekkee ay jigéen lan ànd ni ñoom dañuy seet seen leader kii ndax li ñu ko def neexul mais bàyyi la ñu dox ndànk dem seet leen est-ce que jigéen boo xamante yorul xeer amul benn kii bu fi def fitna nga ni ko fekk mu toog laa wax nga xëcc ko di ko diri di ko dugal ci biir oto bi waxuma la leen nga dem maanaam déglu leen si ay karo xanaa ñoo amuñu ay jabar mais amuñu ay jëkkër mais jàpp naa ne ba fekkente ñoom seen i jëkkër ak ñi leen jàpp ñoo amuñu ay jabar tey Macky Sall tey jii jabaram première dame ku ko doon def est-ce que dana ko neex ñoom dañu am ay doom yoo xamante ne dañoo nekk responsable dëkk bi ba pare ki nga xam ne moo leen jiit na dafa feebar mais nanguñ ko sax yóbbu hôpital pour mu faju yaakaar naa ne loolu ki jiite soxna yi man vraiment koo xamante ni tey dama ko yërëm man jàpp naa ni Sénégal lu mel nii man jàpp naa en tant que député bu ma tegutoon sama bët si lii gëm naa ni lii du am Sénégal te man gis naa ni dañ leen a toroxal dañ leen a humilier ngir lan loo xamante ni intérêt Macky Sall ak intérêt ministre ndax ministre bi si boppam moom moo joxe ndigal pour ñu téye leen si joxewul ndigal oui ministre de l'intérieur moo joxe ndigal pour ñu téye leen ministre de l'intérieur kan mooy kilifaam Macky Sall àggul woon si ministre de l'intérieur aussi moo joxe ndigal ni leen foofu bu fa kenn dugg mais man comme député la am naa sañ-sañ fu ma neex laay dugg te ku mën na loo téye ku nekk dinaa ko jëflante yow man ma dem dugg waxtaan ak ñoom. soxna yooyu sax dañoo bénéficier aux dernières nouvelles retour de parquet maanaam dañu waroon jàkkaarloo. mais dañ leen a war a bàyyi ñu dem ndax gis nga 2 fois 2 ministres yi nga xam moom la ñu def ndax maa ngi saluer bàyyi gën bàyyi Dame Mbodj mais Dame Mbodj bu fekkente ne dañoo wax ni yoon moom moo interdit pour mu def manifestation ku ne xam na ni tey jii soxna yi defuñu manifestation mais jàngalekat yi jóg ak ñi nga xam ñooy élèves yi génn ci mbedd yi mais xam na ni ñoom bu ñu ko bàyyiwul dañuy grève def année blanche ñoom xam nañ loolu Guy Marius Sagna aussi jàpp nañ ko voilà Guy Marius Sagna ñoom ñëpp ñu jàpp leen ci loo xamante kenn xamul lu mu doon réew mi nag fa nga xamante ni fa lañ toll mooy situation bi il faut que nit ñi jëlee seen bopp seen destin pour ëllëg ndax aussi naka lañ koy jëlee trop c'est trop mais naka lañ koy jëlee mais nan jàpp ñëpp mais Macky Sall na ubbi jam ñaaju stade bi na fa dugal askan wi mais lan la ñuy daw ana ñi nga xamante ni tey ñoo doon xeex pour démocratie am ci réew mi mais lu nekk dañ nañ ko mais kon ay xoqatal yi yëpp war naa mën a ñàkk nit ku nekk am nga sañ-sañ Macky Sall na gouverneur te bàyyi nit ñi tranquille comme que réew mi naqar na métti na na leen bàyyi ci seen méttit ak seen sago mais bu mu leen tegal nag beneen coono boo xamante ni am na aussi beneen mbir boo xamante ni Binta dinañ ko waxtaane mooy taxawaayu assemblée nationale yaakaar naa ne ci histoire politique gu Sénégal depuis 2012 li ñu fi dindi ci mbalaanu kiiraay battre na record ci régime yi nga xamante ni ñoo fi jàll ci ay durée yu gàtt. waaw juróom-benn la. waaw juróom-benn la xam nga loolu moo lay wax ni la assemblée nationale dafa nekk maanaam benn bànqaas boo xamante ni politique lay dox Macky Sall moo koy sant muy def ndax boo xoolee ña dindi woon mbalaanu kiiraayu député yi fi jaaroon. te ñoo nekk asara yu nekk opposition di wax ku si mel ni Moustapha Diakhaté. balaa nu kiiraay Ablaye Balde man dindi woon tey Ablaye Balde mi ngi ensemble jiite commission. nekk seen chef ñoom te ña ko dindi woon ña nga toog ak moom. vice président la waaw. kon dafay mel ni la keneen ki nga xam moo nekkoon maanaam Omar Sall dindi balaa nu kiiraay tey ma nga nekk ministre di siège conseil des ministres. kon am na yoo xamante ni ñoom ñoo koy def sax am ñu seen sox gis nga bi ñu wootee projet de loi kii ba pare dindi balaa nu kiiraay dafa am ay député APR yu ma seet si. mu ne ma ñun dañoo am naqar suñu xol tey neexul mën na ko lu tax mu ne lii ñu def loo dañoo xam ni bu ñu ko deful dañuy suñu politique dafay yem. mais na fa yem. kon dañ leen ko defloo dañ leen ko defloo may leen kenn ku nekk sa da ngay xalaat sa diggante ak yàlla xam ngeen ni lii maam Abdou Aziz Dabakh doon wax mooy réew bu tollee fii kenn ku nekk yow yaa jël sa responsable te yéen mënoon ngeen a sauver assemblée nationale pour wan ni lii nga xam moom la ñu defloo amuñu ay preuve yu wér ñu rejeté benn sax mënoon ngeen a sauver maanaam Macky Sall mi nga xamante ni tey jii moo nekk si bopp réew mi nar indi réew mi ay coono mën ngeen a sauver aussi cas yi Ousmane Sonko ba nga xamante ni ku ne xam ne dañ ko bëgg a bundu xataal fitnaal ko pour maanaam annuler ko pour bañ a nekk ci candidat élection 2024 kon yooyu yëpp tey ensemble waroon na ko mën a def mais ku ne xam ne ne assemblée bànqaas boo xamante ni fu Macky Sall joxañ foofu la ñuy def léegi dañoo bëggoon pacifier espace public bi ak espace politique bi ba tijji dialogue national ndax mbir yi ñu nekk di dund jamono bi nga xamante ni dafa sax mel ni dafa dajalewaat opposition ndax du bloquer définitivement le dialogue national. xam nga dialogue national moom duñ ko gëmul ñoom noonu dañ ko defoon rek uniquement pour dàq élection yi pour jël ay nit kaase leen ak yeneen ak yeneen mais defuñu ko pour lu nga xamante ni lu gëm la du mujj fenn. kon datu élection yi yéen opposition fi mu ne nii seen yoon nekku ci. mais xamuñu ko sax ñun xam nga bala ngaa xam datu élection yow nga xam ko ku ne xam ne ñoom dafa am lu ñu bëggoo woon pour que ñu dàq élection yi pour xool fichier bi def lii def la. mais nee nañ calendrier bi nee nañ cette fois-ci calendrier bi yéen a bëggul élection am. non ñun pare nañ bu suba doon élection man fa ma dëkk damay gañe man xam nga ni ku ne xam na ni élection bu mu mën di doon Macky Sall dama gañe Touba man pare naa
alors mais est-ce que honorable liberté individuelle yi ngeen di wax dañ ko salfaañe est-ce que aussi liberté individuelle ak vraiment liberté d'expression mooy wax lu la neex di def ay menaces vraiment loolu tamit. xam nga bokkul ci yooyu. dafa am yoo xamante ni kenn du ko d'accord mooy def menace ak yàq dara wala yooyu d'accorduñ si. mais kenn ku ne am nga sañ-sañu wax Macky Sall 2011 lu mu waxoon fii est-ce que mën ngeen a génn bandu Macky Sall li mu waxoon. maanaam Moustapha Niasse li mu waxoon gàddu aw xeer bëgg tas assemblée nationale est-ce que bu ko tojoon tey jii dana nekk président assemblée nationale est-ce que bu yàqoon weer yooyu kan moo koy fay encore est-ce que kon man mi dinaa fa dugg ba mën a wax. dafa am loo xamante il faut nit ñi waxante dëgg gis nga li nga doon bañ démb boo ko nangoo tey am na lu tax li nga nangu tey boo ko bañee démb am na lu tax mooy il faut que Sénégal ñu xam ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu respecter institutions yi nag ña ngi tàmbalee respecté yow mi si xam ne yow yaay ki jiit si institutions yi nga respecté sa bopp tant que respecté sa bopp donc kenn du la mën a respecté. et dire aussi que la première institution c'est le peuple d'abord. c'est le peuple oui. les ay institutions là parce que yeneen institutions yi peuple bi moom mu leen jox légitimité. mais Assemblée nationale encore une fois Binta est-ce que tey jii tamit taxawaayu opposition. ci biir assemblée nationale ci fu ñu mën di bokk est-ce que tamit warul ñu xoolaat ñoom ci seen biir ndaxte dañuy gis ne jamono bu nekk problème day am entre les non inscrits ak opposition bi ñii fare fii ñii fare fële ba nga xamante dafay mel ni sax ki contrat de confiance bi waroon a am ci seen biir. dafay mujj. xam nga assemblée nationale opposition bi amuñu. parce que li ma lay wax mooy majorité. amuñu tamit yenn kii mais kenn ku nekk am nga si liberté ndax ñun fi ñu wuute ak ñi nga xam ñooy pouvoir bi. kenn ku ne da ngay am sañ-sañu di wax ñenn dañ leen di wax loo ak di def loo te am na ñoo xam ne dañoo bokk non inscrits yoo xamante ni ñu ngi ci pouvoir bi tey am na ñu bokk tamit suñu groupe ñoo xamante ni ñu ngi wax ak pouvoir bi aussi yooyu yëpp da si am. kenn ku nekk ñoom seen intérêt la ñuy kaas moom la ñuy xool ñun nag bi nga xam moo ñor. ñu parlementaire PDS moom dafa mel ni dégluwu leen moom àndul ak yéen moom opposition parlementaire. non kooku maanaam xam nga waaw maa ngi koy nuyu parce que c'est Serigne Cheikh moom mi ngi liggéey mu war liggéey bi muy liggéey en tant que président groupe nag bu fekkee dañ ko jox ay ndigal ak ay sart yoo xam ne foofu lay mën a teg tànkam ndax njiit boo ko xasee ba nekk la ñoo la yow yaay président groupe bi ñi nga xam ñoom ñoo tànn pour nga jiitu groupe bi mooy ñi nga xam ñooy leader yi ci seen kilifa teef la ngay mën a dox. mais ana sa Pape Diop. Pape Diop mi ngi fii Pape Diop mi ngi fi mi ngi si jàmm moom liggéey si moom. non Pape Diop mi ngi ñëw xam nga assemblée nationale ku ne xam na ne bi nga xamante ne wote bitsi bi jeex na ba léegi nii parce que daanaka amaatul ay plénière pour plénière bi nii moo si amaat mais li mu war a liggéey mi ngi toog këram di ko liggéey xam nga am na yoo xamante ne nag bu fekkee da nga nekk maanaam njiitu réew nekk njiitu assemblée nationale nekk président Sénat nekk aussi tamit maire Ndakaaru xam expérience bare bare am na yoo xamante ni ay xale yu ndaw yoo xamante ni doo ñëw fii di wax ñu lay non mi ngi ñëw mi ngi non xam nga Pape Diop présidence am assemblée nationale rek bari na lu mu réglé ñëwul de mi ngi ñëw assemblée mi ngi liggéey la mu war liggéey nit ñi tamit bu dee wax Pape Diop moo nekk dafa mel ni am na benn moment mu déggoon ñu ne li ngay wax yooyu ñoom yabaluñu la ca waaw xam nga loolu lépp ay wax yàq la rek ndax man maa ngi fàttali ko ministre de l'Intérieur si boppam wax naa man plénière mu ne ma fan yi sa parti dana la attaqué xam nga ñoom dañuy yebal ay nit yoo xam ne dañuy bokk sa parti ñu attaqué la wala ñu yebal ay nit yoo xamante ne dañuy ñëw pour jëm la yàq xam nga Ousmane Sonko li ñu ko def nii man miy wax ak yow bi mu voyage Istanbul yebal nañ jigéen mu topp ma ba Istanbul lii maa la ko wax di xool fay dugg du xool fi may dugg ak pour maanaam bi nga xam maa ngi quitté pour dem Milan si la ma doog woo téléphone mu ne maa ngi ni sa buntu hôtel ma ne ko nekkuma fi xam nga yooyu yëpp moo di loo xamante ni ñoom pare nañ pour lépp képp koo xam jàpp na ni yow mën nga leen a yàqal wala mën nañ seen projet bi 2024 pare nga maanaam pour lu nekk dana jéem a xool nu la sacrifier. ban projet 2024. mais ñoom dañoo bëgg nekk troisième mandat dañoo bëgg am troisième mandat. Macky Sall projet bi yëpp pour troisième mandat. am na ñoo xam ne ñu si wetu Macky Sall ñoo xamante ni xam na ni bu fi Macky Sall jógee dañuy dugg si kaso bi ndax li luubal moo bari. ñooñu il faut que ñu def ay lobby ay kii te aussi maa ngi laaj Macky Sall est-ce que mos a gis Adji Sarr mii. dinaa laaj Macky Sall est-ce que mas na ko gis wala mos ko gis. maanaam waaw mais loolu laaj la tontu bi moom na ma ko wax wala wax ko askan wi ñaareel bi maa ngi dégg aussi tamit benn waaye Maodo Malick nee na xamul Adji Sarr maa ngi koy laaj aussi tamit est-ce que xam na ko wala xamu ko. xam nga dafa am yoo xamante ni pour Sénégal yi xam barki dem bi mu mujjee am information bi laaju garaaw de. Adji Sarr mi ngi woon Somone ci benn kër avocat. fa la nekkoon fa lañ ko yóbbu woon. foofu la nekk fa lañ ko yóbbu woon barki démb bi may mujj am information. xam nga man ku ne xam na ni information moom dama ko jëlee ci suuf di ko jëlee ci kaw. lu ne laay xam. kan moo ko yóbbu Somone. waaw en tout cas daal loolu xam naa ni mi ngi woon Somone. ci benn kër avocat loolu xamoon naa ko. mais gis naa ni aussi tamit li am situation bi nii fa mu jëm réew mi baaxul moo tax ma doon lancé appel pour kilifa diine yi. dugal seen loxo maa ngi rafetlu comme ñi nga xamante saa jot na ko dem muy jàngu bi ak. mais kilifa diine yi lan lañ mën a def fi mu. li ñu mën a def mooy xam nga réew bu tollee fenn fii dafay am maanaam ay nit yoo xam ñoo daa jóg wax xam ku ne xam na ni ñëpp bu ñu dëkk ci diine mooy lii amut ndax diine dafa am lu ñu sant mooy boo gisee maanaam lii am dafa am ñeenti nit ñoo xam ñoo war a firnee ni lii pour mu doog a am ñun foofu la ñu sukkandiku diine
pour xam ne li amul léegi comme amul nag ñun fi nga xamante ni doo taxal ay kilifa diine dañuy mën a wax ni kat lii nga xam moom la ñuy diine sant l'islam sant na ko ni ñeent nit ñu bokkul ñoo koy gisandoo gis na ni loolu amul kon mun ñoo gëm ni am na kon léegi nag li amul kon li ñuy def mooy nan woote jàmm ak dal ci réew mi ndax loolu mooy seen intérêt ñu jeexalee vaccin bi gaaw waaw léegi aussi tamit ñàkk moom du ma ko def lu tax du ma ko def mooy Macky Sall moo jëlee ay ñàkkam indi ko ci réew mi seen président ñàkk assemblée moo xam nga ñàkk ndox la rek ndax man jàpp naa ni ñàkk yi du ñàkk yu wér ndax man Macky Sall ba man la ma doon gëm mooy bi ñàkk yi amee mu jëlee ko ba mu ñëw dafa waroon taxaw njëkk ñàkku ba pare ñàkk bi ñu wane ko mais bu fekkee ñàkk bu jóge Siin la nga xamante ne Afrique daf ko delloo woon ndax amul efficacité ñu jox ko Sénégal te xamuñ ba xam dañ ko jënd wala jënduñu ko loolu sax moo tax muy profité tey ji déposé naa question écrite jëlee ko Abdoulaye Diouf Sarr ndax ku ne xam na ni moom dafa defoon si Twitter war ni dañu ko may fi ñu toll may wax ak yow neen dañ ko jënd 2 milliards man gis naa benn journal bu nekk Amérique boo xamante ni wax na ne Sénégal dañ ko may léegi nag facture bi depuis wane ne jënd nañ ko pour que man ma gën a am lu leer en tant que député bind naa Assemblée nationale bind naa ko déposé naa ko tey si table président pour mu wax yónnee ko ministre bi pour mu leeral ñu ba xam ñàkk yi dañ ko jënd wala jënduñu ko aussi tamit bind naa lettre ambassade du Chine ki nga xam moo fi représenté Chine Chine populaire bind naa ko lettre leeral ko laaj ko ba xam est-ce que ñàkk yi Chine daf ko jaay Sénégal boo ko jaayee ñaata la ko jaayee ak nan la demee pour yooyu yëpp ñu mën ko leeral pour que ñu mën a xam askan ndax comme ñun duñu fee nekkal askan wi di wote ay budget yaakaar naa ni lépp loo xam ne dafa jóge ci keesu réew mi war nañu ko mën a xam loolu moom laa teg aussi tamit propagande bi ñuy def dem ci xalif généraux yi dégg naa sax fan yi ñu ngi dox naa dañuy dem Touba pour jéem a xool nan la ñuy wax ak sëñ bi war nañuy wax naa mais maa ngi laas appel mooy ñàkk yi man ñàkkuwuma tey ñàkkuwuma ëllëg te maa ngi laas bu kenn ñàkku honorable ñu ngi lay gërëm maa ngi lay sa gërëm di la sant gërëm la Pape Djibril jërëjëf Binta dem publicité dellu si waat ci plateau bi